asalaamaaleykum waa mbokku Sénégal ak waa diaspora bi maa ngi nuyu ku nekk ak sa tur ak sa sant bu ko def fi benn vidéo pour sama mbokku sénégalais jeunesse bi surtout d'abord maa ngi bëgg jeunesse bi ñu gën a takku gën a conscient ci mbir yu xew ci Sénégal depuis un certain moment gis nañ Sénégal nu mu commencé décliner wu donc suñu jugement ak suñu jàngat nuñ gisee Macky nu mu bëggee kidnapper sénégalais Macky mun na ne ñun jeunes ñoo ko voté loon mu dem ba kidnapper marabout yi dafa jëpp en otage les marabouts du Sénégal kenn du wax ci marabout yi donc marabout yi war nañ xam ne bu événement amee 60 à 70% xale yi ñoo ciy def seeni doole seen am seen kàttan seen lépp dévouement total lu ñu soxla ñu ngi ci seen service donc en revanche pour la population sénégalaise soxla jeunesse sénégalaise soxla marabout war nañ jóg wax fëgg ci table yi ndaxte xam na ne Macky Sall ku jàmbalu la ko moom wax ko dëgg li nga bëgg du am d'une part dañuy naan justice tënk nit ñi ci justice mais justice ne fekk nga koy doxee Macky Sall amul dara lu mu def ci justice loo xam ne nii xaar nag ci justice lu mu bëgg a def da koy def sans xaar justice bu dee ba nekk position de force nag nit ñi bëgg a war a réagir mun nañ leen bàyyi justice def liggéeyam donc pour jël nit ñi def leen sous pression ci justice bi loolu nag dafa war a dagg sëriñ yi ñu ngi leen di ñaan en tout cas de ñun xale yi ci jàngat bi ñu am histoire bi jàll ci Sénégal ku mel ni Khadim Rasoul Cheikh Ahmadou Bamba El Hadji Malick ñoom Baye Niass ñooñ de boo xoolee seen archives bu luñ ci jàngale mooy taxawu lislaam taxawu diine bi taxawu njaboot bi mais ngeen baal ma sëriñ léegi nag yaakaar naa ñu ngi teggi seen tànk foo ci dem taxaw lu dul tarixam bàyyi nañ diine lislaam bi sëriñ boo wax tarixam lay xëccoo jël seeni njaboot def leen dans de bonnes conditions jël askan bi ñu leen indil addiya yi ñu leen indil ziyaare yi ñooñu bàyyi leen dans ci conditions yi métti sëriñ yi nañ delloo suñu bopp ci yàlla nañ ragal yàlla nañ waxante dëgg sëriñ de bu toogee ba dul wax dëgg njabootam war nañ xoolaat suñu bopp ñun jeunesse bi war nañ xoolaat suñu bopp ci cas Sonko bi nag man je ne suis pas Sonko je ne le connais pas milité wu ma Sonko ça ne m'intéresse même pas la politique vraiment mais actualité je suis ça à la lettre lu xew Sénégal lu xew ci àdduna bi lu bari dama ciy gëstu Sonko dafa am vision bëgg am fu mu jëmale Sénégal kooku yàlla rek a xam il le fera dina maintenir ay propos am loolu yàlla xam mais je pense jeunesse bi am nañ ci moom yaakaar liñ bëggoon def Sonko bu d'accord bu nekkoon tuuti cuune tey ji kenn waxatul waxam jóg nañ ko mandat de dépôt journaux yi kenn dootu ci waxati débat ak dootul am ñu ne mu ngi ci loxo justice bu ci kenn waxati information yi am démb ak tey yépp kenn du ko ci am boobaa heureusement ñu ne nag yàlla des fois bu lay baaxee dara day mel lu yàq faa yi am diggante yépp démb ak tey liñ xam ci histoire Sonko bi ak ndaw si bu amutoon lii jàmbaarloo bi yu bëri duñ ko ci xam pour man na gouvernement bi da doon
xool fu nit ñi population bi toll mais on a une population mature des xale yu déterminés yoo xam ne ils sont prêts à donner la vie. J'appelle que pour sëriñ yi wax lii bu continuer su continuer Sénégal dina tàkk et ils seront l'entier responsable mooy ñoom mooy sëriñ Tiwaawoon bi sëñ Babacar Sy Mansour tey ji bu bëggoon affaire bi dagg day dagg sëñ Muntara Mbàkke Xaadim Rasool su bëggoon affaire bi dagg day dagg nan woo wax ak Macky Sall dëgg nan wax ak Macky Sall dëgg ñoom ñaar ku ci bëggoon mu dagg seetaan nan nag bu ñu waxee politicien ne affaire justice la justice amul foofu noonu def lu la neex la ñuy def fi mu ne nii bu leen arrangé ñu woññ loxo justice def lu leen neex bu nekkee du seen faveur bëgg jël population bi ne justice bu kenn wax. Léegi je voudrais parler à la jeunesse qu'on soit plus responsable heure naxaate dafa wees gis nga sa gouvernement de Macky Sall buñ ko bàyyi li mu bëgg a defee dina noot ba xam ne ni nit ñi kenn dootul waxati kenn dootul génnati ku nekk na la jaral sa bakkan man j'ai une famille yàlla moom mën a seet je suis prêt tey que dee pour samay doom dund bu baax corruption bi nekk Sénégal mu deñ la corruption dafa dem ba jéggi dayoo sur tous les plans force reste à la loi mais ne loi yi taxaw dëgg di def yëfu loi def yëfu dëgg un Macky Sall taxaw un responsable un président lépp lu ndomb baat bi Sénégal dem am nga ko nga taxaw devant les caméras on te pose des questions duma ko def du grandeur du diplomatie duma ko def mais même sa biir kër yow sa biir kër ak sa famille am na yoo xam ne ni doo ko tontoog sa njaboot à plus forte raison un président de la République man duma yambar man duma tàppet mais doo tàppet daay. Soyez raisonnable un peu Macky Sall reviens sur terre Macky Sall ñi nga àndaloon démb ñëpp bàyyi nga leen soo goree woon li nga def Ablaye Wade doo ko def Macky Sall sa entourage qu'on te dise la vérité man je indexe suñu marabu yi ndaxte ñun dañoo gëm suñuy marabu yi danoo gëm suñu tarixa yi danoo gëm suñu diine bi nañ wax danoo war a wax Sénégal sonn nañu jërë ngeen jëf maa ngi jéggalu nekkee kàddu yi ñagas leen merci